asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe ak képp kuy safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen encore si beneen émission boo xamante ni dañ leen indil toujours comme niñ ko waxee woon rek si série Ramadan yi tey nag bi ñu ngi leen di indil toujours si xeetu fataaye yi ñuy def yi noonu donc tey jii ñu indilaat leen beneen version boo xam ni ce sera fait à base de li may wax sama thon express pas thon carrément bi nga xamante ni moom laay jël temps di ko defar ak yooyu mais tey jii dafa am bi nga xamante ni saa yu ma xawee jaaxle tuuti wala ma yàqamti rek moom laay defar moo tax ma tuddee ko thon express donc thon boobu nag ñu ngi koy defaree ak booy xool sardine laa jël ki nga xam ne bëggul sardine mun nga jël sa beneen boîte de conserve bu la neex mu nekk thon wala ak yu demee ni ki noonu mais man tey feelingu sardine laa am moo tax ma jël sardine donc dinañ soxla aussi oignon ak kii ak poivron yi nga xamante ni moom la ñu daggoon noonu si bi ñuy defar suñu meal prep yi dinañ soxla aussi tuuti moutarde dinañ soxla laaj ak tuuti citron gis ngeen ko fii ak kaani aussi bi nga xam ni dama ko defar ñu soxla aussi sel poobar ak suñu levure nutritionnelle donc pâte bi nag ñun ñoo koy defaral suñu bopp duñ dem jëli beneen pâte te nekk toujours rek comme gis ngeen bi ñuy defar pain tressé yi wala samosa yeeg yooyu ni ñu defaree woon pâte bi noonu la ñuy def aussi donc day nekk pâte boo xam ne dafa classique pâte bu gaaw la pâte bi même pâte boobu laay utiliser tey jii su ma bëggoon defar pain arabe su ma bëggoon defar aussi naan muy mburu indien yi nga xamante ni day mel ni comme mburu shawarma mais mu gën a dëll tuuti donc même pâte bi la xëy na du ñàkk su fekkee des na yàlla dimbali nañu ba mu des ñu wan leen si yeneen variété yi nga mun a defaree si même pâte bi encore donc sans plus tarder du ñu wax rek lu dul limal leen liy dem ci pâte bi par exemple dinañ soxla farine dinañ soxla tuuti sucre man substitut wu suukar laay jël comme ni ngeen ko xamee ki nga xam ni mun na utiliser bëgg na utiliser suukar mu jël ko wala bu fekkee ni bëggoo utiliser suukar mun nga jël lem wala nga jël agave yooyu noonu yëpp yeneen xeet la tamit daal donc loolu toq rek nga ci soxla pour suñu levure bi levure boulangère bi donc waxu xam nga dafa am ñaari façon levure am nañu levure chimique ak levure boulangère levure chimique mooy levure bi nga xam ne dafa mokk mooy ñun xawma alsa lañ koy wax Sénégal généralement levure bi boulangère dafa am bu wow ak bu xaw a tooy tuuti moom la ñuy defaree mburu yi par exemple levure boulangère bi nii dafa boo ko xoolee nii day mel ni comme ay pepp nii gis nga donc boobu liñ koy gis taxu koo bari noonu donc moom laay utiliser su may defar ay patu lu mel ni comme bëgg mu am guwu mburu moom laay utiliser pas levure chimique mais levure boulangère donc pour ma sànni woon ko foofu léegi moom la ñuy ñëw defar donc dañuy daal di ñëw rek commencer xóoyal comme moom moo si gën a jël temps tuuti bu ñu xóoyalee le temps pâte bi di reposer wax yooyu ñu daal di commencer defar suñu thon express bi nga xamante ni yëf yi bu ñu paree rek dañuy commencer dër assembler donc ñu daal di ànd ak yéen si waañ wi bismillah. Voilà gis nga léegi dañuy ñëw defar kii bi farine bi mais je pense que 3 kopp laa jëloon xawma 4 mais xaaral ma defaraat ko rek ma wan leen ñu peser ko comme ça ngeen amaale une idée pour xam ne ñaata gramme la bu fekkee ni xaw naa yéex a dugal kii recette bi ci boppam quoi. donc 4 kopp laa jëloon mu jox ñu 573 grammes bu farine moom laa jël mu nekk 500 bu la neexee nga jël 500 grammes quoi bu farine man moom laa jël pour li ma ci bëgg a def lépp. gis ngeen léegi damay daal di def suñu sel yéenay xool rek li ngeen ko bëggee voilà. gis nga duma ci def par exemple poobar wala laaj en poudre wala oignon en poudre au cas où ma bëggoon ko def boo xamante ni bu sucré la moo tax pâte yi ma leen di jox yépp day nekk pâte bu classique nga xam ne boo bëggee def sucré wala salé même pâte bi doo changer du jar ngay xóoyal ñaari yoon donc ñu daal di mélanger ba mu leer ñu ni
kii bi yëpp mixé wu na. Donc dinañ defar beneen boo xamante ni aussi pour ñi nga xam ni duñu utiliser farine yii donc soit poudre d'amande wala farine de coco. Farine de coco boo gisee may sawar di ko gën a utiliser c'est parce que moom moo gën a yomb te nit yi si la ñu gën a ëpp accès daal moom la ñu gën a mun a am accès que farine d'amande poudre d'amande bi. Donc ma daal di ñëw jël nen def si ku bëggul nen nga omettre ko complètement. Gis nga ma jël tuuti sama diw bu la neexee nga def sa beurre yaay xool lu la neex nga def si gis nga verre bii rek laa def si diw. Daal di jël gis ngeen suñu levure bi moom la ñuy def si ndox bu cedd daal di ko si def tuuti suukar. Daal di koy yëngal bàyyi ko bu commencé def bulle yi nii rek moo la wan ni sa levure baax na mu ngi kii mu ngi dund mu ngi nekk en vie. Donc ñu daal di koy jël rek moom tamit def ko si gis nga lii pat comme yeneen pat yi la rek pat bu gaaw a gaaw la et puis yomb. Donc moom laay jël commencer mélanger dès à présent damay commencer nii mais après sama loxo laay yeggalee. Bu la neexee tamit nga génnee sa robot def. Donc ñuy def par tuuti bala muy tooy suñu loxo. Gis nga transféré na affaire bi def ko fii ci suñu plan de travail pour mun ko pétrir bu baax a baax. Ki am sa robot nag soo ko jëlee moom moo lay defaral affaire yi yépp mais comme quantité bi ma defar tey tax koo bari noonu je pense que man dinaa ko mën a def nii. Suñu kii bi suñu pat bi dër nañ ko bu baax a baax ba nga xam ni yépp pare na donc léegi du ñu def rek lu dul daal di koy def si même récipient bi ñu commencé woon xóoyal dama siy def tuuti diw comme ça du coller si kawam ñu daal di koy jël dugal ko ku nekk teg ko côté bi nga xam ne si sa kër moo gën a ndugg man damay taal sama lampe four nga xamante ni daf may créer chaleur parce que fii dafa sedd tey jii nii donc foofu laa koy def temps ñuy dem defar suñu thon express ñëwaat ak yéen nga xam ne dina doubler déjà de taille. Donc ñu def loolu après ñëwaat. Voilà gis ngeen toq diw laa def parce que sardine bi dafa am diw moo tax bëgguma def fii diw bu bari dama soxla rek juste lu may sauté sama soble ak sama kii aussi poivron yi. Gis ngeen lii ni mu lay jëlalee ni muy kii gagné loola temps. Gis nga lii poivron la kii oignon vert bu ma desaloon bu ma dagg ba pare. Donc ñu def tuuti suñu laaj ma def bari na. Gis nga ñu ngi siy def nag suñu sardine donc sardine bii ma yore amul der amul yax moo tax ma ñeme ko si def nii directement daal. Donc mu ngi noonu bu fekkoon ni yi nga xam ne dafa am yax la il faut nga def ko si plate dindi yax yi. Léeg-léeg bien que ñoom seen yax yi dafay nooy ak yooyu mais mooy gën a wóor daal pour boo yoree xale. Donc gis ngeen ñu ngi nii dinañ ci def suñu moutarde daal di def tuuti kaani aussi defaale tamit tuuti citron donc gis ngeen léegi nag kaani bi yëpp mun ngeen dolli maa ngi dolliwaat assaisonnement comme parce que ñam naa ko gis naa ni soxlawaat na xorom ak poobar ak yooyu moom laa si def donc suñu togg a ngi nii suñu thon express bi pare na. Léegi nag gis ngeen suñu pâte a ngi nii pare na ba ñu jël ko dañuy defar ñaari disque. Gis nga dañuy def ñaari disque bu ñu defee disque yooyu nag moom la ñuy jël daal di koy def ci thon bi après jël beneen bi superposer ko après dagg ko donc comme ni ñu defaree woon rek mburu pain tressé ba mais bi yoon beneen façon lañ leen di indi dañ koy def comme sous forme de fleur tournesol donc moom lañ koy defaree ñu daal di def loolu nga xam ne bu ñu ñëwaatee ak yéen dañ leen di wan disque yi mu pare ak nu ñu koy kiiyee nu ñu leen di assembler incha allah. bii nii mooy bi ñu. Kii bi léegi donc moom tamit xàmmee ngeen système bi damay defar cercle ku nekk rek yow yaay xool ni nga bëgg sa cercle doy gis nga moom laay jël
daal di koy dagg daal di koy yóbbu directement fi ma ko nar a toggee. mu leen fàtte bii moom mooy gën a dëll tuuti rek tuuti comme ça du xam. léegi ma ñëw def sama deuxième cercle bi nag au lieu may def cercle yu tolloo moom day gën a mag bi ma njëkkoon def parce que dama koy lal ci kawam ci kaw bi bu njëkk bi te bu boobaa day fekk mu am ay lekk ba pare. léegi nañ ko dër après wan leen. voilà gis ngeen ñaari pat yi lii presque double lii bii nii la donc moo tax ma leen doon wax ni dañ koy def mu gën a mag tuuti. léegi li ñuy def mooy dañuy daal di jël suñu kii liñ siy def muy suñu thon express bi donc daal di koy def si biir après léegi daal di jël bii pat ubbee ko donc ñu wan leen nuñ koy defee rek incha allah. gis nga damay def tuuti si digg bi. lii desee yem net nga ne ko si desee yem net dañ koy jël nag daal di koy ub ci kaw fii nii ñu fexe rek ba yëf yi tolloo. gis nga dama jël benn récipient nii rek boo xam ne mooy nekk ci digg bi comme ça mu mun ma servir de guide daal pour ma mun a dagg affaire yi après. léegi ma fexe ba dagg ko ba mu nekk en même taille que beneen cercle bu njëkk ba. côté yëpp tëju na bu baax. gis ngeen léegi fi mu nekk nii defar nañ ko ba pare léegi dañ koy badigeonner kese ak jaune d'œuf tourné naa affaire yëpp léegi dañuy def bu ñu badigeonner ak jaune d'œuf ma daal di jël tuuti yow yaay xool bu fekkee épice wala herbe wala lum la neex man damay jël des graines de sésame def ko ci digg bi nii pour mu xaw la jox mimique tuuti kiiwu fleur tournesol donc moom la ñuy ñëw def rek après dugal ko ci four bi maa ngi doon préchauffer sama four à 350 degrés mu nekk environ 180 degrés Celsius donc moom lañ koy préchauffer rek après daal di dugal yëf yi ci four bi donc bu ñëwaatee ak yéen wan leen produit fini bi nu muy demeek yooyu incha allah. gis ngeen li ma leen waxoon sànq desitu pat bi moo nekk nii waxoon naa leen même pat bi bu ma bëggoon defar tey jii mburu moom laay jël mooy mburu bu gaaw quoi pas mburu boo xamante ni day jël temps bu bare déedéet mburu bu gaaw donc damay jël pat bi gis nga comme ni mu nekkee nii ma jox ko let's say bu fekkee ni dama bëgg a defar ça dépend ban façon mburu bu fekkee dama bëgg a defar genre baguette bu ndaw a ndaw nii moom laay jël daal di koy lëmas gis nga def nii jox ko forme bi nga xam ni moom laa bëgg mu jël gis nga su ma ko defee nii léegi nag bu ko defee nga daal di koy jël daal di koy dagg mooy xar-xar yooyu mburu yi di am gis nga même pâte bi la ñu utiliser donc gis nga ma jël torchon bi def ko nga xam ni day mel ni comme benn espace am benn lalam daal ma transféré ko foofu teg ko fa daal di jël kii bi muuraat ko nii ci kawam bàyyi ko ba mu doubler de taille tuuti après nag ma daal di koy soit su ma neexee ma badigeonner ko ak nen walla ak meew walla nga jël sa kii tuuti diw nga def ko ci dugal ko ci four bi donc lii mooy benn variété ci mburu yi
léegi bu ma doon defar pain arabe par exemple boobu am na bi nga xamante ni da nga koy def du am levure kii bi boulangère bi ma utiliser boobu levure chimique lay am moom mooy alsa li ñuy wax alsa noonu Sénégal mooy bu poudre bi boobu lay am wala benn bi nga xamante ne day am bicarbonate kese donc moom tamit mun nga ko defee mais soo jëlee bi bu am levure chimique bi du si yàq dara mun na nekk pita tamit léegi damay jël benn bi ma def ko sous forme de pita beneen bi ma def ko sous forme de naan mooy mburu indien yi nga xamante ni forme bu ovale lay am nga xam ni moom ngay boole kari ak yu mel ni ki dafa neex ba nga xamante ni donc boobu tamit lu la neex nga koy booleel léegi nañ defar naan bi njëkk moom aussi da ngay def sa cercle nii rek léegi comme forme bu oblong laa bëgg ma jéem ko jox naan moo gën a dëll kii pain arabe beneen bi moo gën a dëll kii nuñ koy waxee moo gën a dëll pita bread gis nga naan forme bii lay jël gis nga day xaw a kii nii mel ni lu nekk comme triangle fii après mu ñëw ci suuf tuuti xaw a gën a yaatu ci kaw daal noonu laa ko mën a expliquer gis nga nii rek la donc quantité bu la neex nga koy defaree boo defaree nii moom tam nga teg ko le temps ngay def yeneen yi nga xam ni soo paree rek lii amul four amul dara da nga koy def ci kaw bu la neexee nga def ko ci four bi mais man je trouve que ni su ma ko defaree ci kaw kii bi ci kaw gaz bi moo gën a gaaw fuuf te moom ma dàqal daal texture bi mu koy jox bi donc après dañ leen di wan yëpp bu ci nekk nuñ koy defaree parce que lii traditionnellement naan mook pita yëpp dañ koy defaree ci lu ñuy wax tandoori benn genre four la boo xam ni këriñ la day mel ni comme nga ne naka laa koy waxee c'est fait à base de clé muy ban daal gars yi dañ ciy def këriñ mu xóot tuuti nag mais day tàng loolu dina dem tàngaay yu doy waar sax léegi loolu dañ koy def ci rebooru clé yi foofu la ñuy taf yëf yii nii noonu la mburu bi du toggoo du def directement en contact ak kii bi ak xal bi donc loolu mu nekkoon trivia bu ma leen doon sàndil foofu rek donc benn naan baa ngi nii sama caméraman bi tey jii moom sin naa wax sa tur de parce que kenn xamul lii kañ lañ ko filmé waaw so man tey nag Alioune Sine moom moom mooy kontaan ci mburu yi nga xam ne moom lañ defar donc gis nga léegi nag su ma bëggee defar par exemple pita damay jël kii bu gën a pita moom la ñuy defaree aussi moom mun nga ko boole shawarma ak yëpp moom mooy pain arabe bi donc mun nañ ko jël moom da nga koy dër forme bu circulaire lay amee mais moo dafay gën a fin da ngay mel ni kuy defar tortilla tamit nii lañ koy defaree mais seulement doo ci def levure bi moom ndox la ak kii ak diw tuuti xorom jeex na ak peut-être bicarbonate des fois gis nga naan bi kii bi tortilla bi nii lay mel mooy gën a fin tuuti mun na gën a rëy mun na gën a ndaw bu fekkee ne kii bi la kay ma ne tortilla pain arabe bi après benn bi dama koy def sous forme de tortilla ngeen gis ko bii nii ma def ko comme mburu hamburger yéen a ngi fàttaliku li ñu defaroon nañ ko mais dañ ko defee woon ak pâte de coco bi yoon nag ma wan leen booy defar yow sa bosu bopp nu muy mel gis nga dama ko jël rek def ko cercle nii mais ci suuf dama koy boole nii di ko dajale bu ma demee ba pare ma daal di koy rabattre nii ci suuf commencé ko yëngal fii pour mu jox ma forme bu rafet rek ci suuf nga xam ni lépp day nekk ci biir gis nga bii mburu hamburger bu ndaw lay nekk su ma ko defee nii ba jox ko forme bi ba pare moom tamit danga koy bàyyi mu reposer mooy loolu tortilla bi bon tortilla du am nag li ma leen waxoon sànq rek du am levure bi mais ñu won leen rek pour une idée
nga daal di jël sa poêle du am diw du am dara boo ko tàngalee ba mu tàng nga daal di jël tortilla bi teg ko ci donc boo ko defee peut-être ay 30 secondes ci benn côté après nga tourné waat ko defaat ko beneen 30 secondes ci beneen côté bi donc ñu def loolu bismillah. gis ngeen bulle d'air yi nii su commencé bëri nii rek moo lay wan ni tourné ko jot na daal nga daal di jël nga tourné gis nga pare na jëlul temps bu bari moo dàq soo ko jëndee ci yi ñuy jaay ci supermarché yeeg yooyu nga defaral sa bopp moo dàq fuuf gis nga nii rek lay def nga daal di koy denc donc dañuy jël teg nii après indiwaat aussi pain arabe bi muy pita bread bi pita bi nag léeg-léeg su la neexee mun na am poche ci biir wala mu bañ a am poche ci biir yow yaay xool lan nga koy def nañu xool tey ban la ñu indil parce que bàyyiwuma ko mu reposer lu yàgg gis ngeen li tax ma bàyyi ko nii pita nii nga koy xàmmeewee li tax ma bàyyi ko mu jóg nii ba ci kaw c'est parce que su ma ko bàyyee nii mu def mu nekk comme sous forme de ballon bi mu nekk nii bu ma neexee mun naa ko jël bés bu paree ma dagg ko ci digg bi daal di ciy def lu ma neex ci biir donc moom la ñuy wax pita pocket mooy dafa am poche daal boo ko daggee da mburu bi day ibbeeku nii nga xam ne mun nga ci sandwich lu la neex su deful nii nag moom doo ko mun a dagg mais da nga koy jël rek utiliser ko comme ni ngay utiliser tortilla par exemple gis nga léegi nag su defee nii da ngay xam fan ngay dagg pour mu jox la poche bi par exemple man sama bos gis naa ni air bi fii lay jógee donc su ma koy dagg nii laa koy horizontalement laa koy daggee quoi bu junkee rek bu ko tàccal boo koy tàccal nga perdre sa poche bi nga ci am bi donc naan bi moom mu ngi nii waaw gis ngeen marqué kii bi mu ngi nii ni ngay xàmmee naan gis nga benn côté bi day am spot yii nii donc moo lay wan ni ñoo ngi defar naan suñu naan baa ngi réussir donc nañ ko bàyyi noonu rek ba ci kanam incha allah après nga xam ne suñu ñëwaatee ak yéen dina fekk mu pare ñu wan leen affaire bi yëpp nu muy demee. naan baa ngi nii mu ko diwee nii dama koy daldi jël beurre bi walla kii bi walla huile d'olive walla diw ñor huile de coco yow yaay xool lu la tànte rek nga def ko li mooy jox naan caractère bu distinct bi mu amee noonu distinct gis nga su la neexee nga dagg te fejete say persil yu sew a sew daal di ko ci def dama leen di wan rek nii une idée ngeen def ko ci walla ngeen jël seen fromage def ko ci tamit nga bàyyi mais bu boobaa danga koy teg tuuti ci feu bi rek mu daal di seey bu ko defee mu nekk naan boo xam ne dafa amaale fromage. waaw mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gis ngeen ko seen bernde tey jii bi nga xam ne ñu ngi nekkoon toujours ci série wu Ramadan yi moo nekk nii pare na donc wan nañ leen benn pat bi ci la ñu defaree variété mburu yi yépp nii donc benn bi moom la ñu jël defee ko ak genre kii bi nga xamante ni pat bi nga xamante ni dañu def lii comme nga xam ne fataaya bi day mel ni comme forme soleil mais aussi forme fleur tournesol tamit daf koy ndiroo waale donc ñu boole woon ko ak suñu kii suñu thon express donc même pat bi moom la ñu defaree naan bread nga xamante ni mu comme ni ma leen ko waxee ci biir émission bi c'est typiquement indien donc ñoom ñoo koy defar dafay gën a dëll tuuti que booy defar pain arabe ak yooyu donc moom mu amee forme bu oblongue war nañ leen mun nga ci def fromage mun nga ci def sa herbe walla même laaj nga daal di ko ci gratter noonu tamit daf ciy neex bu bugg a dee donc bi mu paree dañ ko diw suñu diw ñor bu la neexee nga utiliser beurre wala nga utiliser su fekkee ni huile d'olive nga bëgg nga utiliser ko amul benn problème donc ci même pâte bi toujours ñu defar ci pain arabe bi nag moom
li tax mooy bi nga xamante ni dafa junki woon ba mel ni comme ballon li taxoon ma ne leen woon ballon bi ni mu junkee noonu am na solo c'est parce que di nga ko mun a dafay nekk pita pocket muy nekk pita yi nga xam ne day am poche donc ce qui veut dire que yow mun nga si enfourrer lu la neex da nga koy def comme sandwich munoon naa si def tey jii sama kii bi sama thon bi ma defar nii wala ma def si sama ginaar wala salade ak yooyu lu la neex nga siy def si biir day mel ni comme mburu mais mu nekk sous forme de sandwich su amul woon loolu day nekk comme tortilla bi aussi nga xam ni moom la ñuy defaree suñu shawarma yi bu boobaa dama koy dër ba mu gën a xaw a fin tuuti nga xam ne di nga si mun a def comme boo defaree shawarma même mburu bi ngay utiliser waat donc ñu ñëwaat fii ñu defaral leen woon genre demi baguette yooyu like baguette yu ndaw ndawaan yi donc nii la mel ñu daal di koy xar pour wan leen si biir nu mu mel nga xam ne mun nga si def lu la neex yow yaay xool lu la ni ngay utiliser mburu noonu nga koy utiliser ñu defoon si aussi mburu hamburger bi gis nga moo nekk nii dañ ko xar pour wan leen aussi nu mu mel ci biir yéen daal yéenay xool defaroon nañ si tamit tortilla bi moo nekk nii nga xamante ni moom tamit boo doon togg tey jii cuisine mexicaine mun nga ko utiliser tamit ak yeneen yu bëree yoo xam ne mun nga ko def ak tortilla bi donc pat baa ngi nii donc di leen wax ni vraiment ñu ngi leen di remercier di gis ni ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne yéen a ngi ànd ak ñun si YouTube beeg yooyu ñu ngi koy gis ñu ngi gis aussi yéen a ngi aimé vidéo yi di leen wax rek gën leen continuer di ko aimé di inscrire donc di leen jox dig daje ba si fan yi incha allah si beneen tutoriel bi yoon nag bu ñu ñëwaatee incha allah ñu ngi indi ñi nga xam ni duñu lekk par exemple glucide lu am glucide donc nga xamante ni farine de coco yi lañ koy defee wala farine poudre d'amande bi donc du ma def rek lu dul jox leen dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Bismillah.